asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV ñun fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bisimilah ci xabaaru marax yi li ci gën a fës syndicat bi nga xam ne moom liggéeykatu poste ñoom nag nee nañ dañoo mer ba futu ndax jàpp nañu ni kon seen njiit li bëggut a kon indi leeral ci li nga xam ne kon mooy fitna gi jolli waxtu wi ca poste dina tey la ñu xëyee janoo taskatu xabaar yi ngir gindi askan wi waaye tamit ñoom daal ay tuuma yu bëri la ñu jël làkku ci kaw Abdoulaye Bibi Baldé jiitu poste dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci ndaxtalu xabaar yi ak Seynabou Baaw mi teewaloo ci ndaje bi niki tey jii maître Abdoulaye Babou mer ba fatu ginnaaw di ñu dàqee kon proposition loi ñeel loi bi nga xam ne kon mooy daal di fexe ba képp koo xam ne jàpp nañ la ci mbirum góor jigéen ñu daal di la méngale ko faat bakkan ci Sénégal loolu nag bureau assemblée nationale da ko daal di dàq ni ki démb moom nag maître Babou daal jàpp na ne kon assemblée nationale kon dafa jéggi ay dayong waaye tamit respecté wul li ñuy dippee séparation des pouvoirs moom mi fi nekkoon président commission de loi ci pencum ndaw réew ma jàpp ne kon proposition de loi bi ñu samp barki démb di ñu samp kon démb ca pencum ndaw réew ma nekk loo xam ne moo gën a leen nañ li fi nekk ci loi bi daal di xeex góor jigéen ci Sénégal ay kàddoom ni mu gën a yaatu ci biir xabaar yi moom maître Abdoulaye Babou ci xabaaru marax yi daara ju kawe ji université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag jàpp leen ay xottu gerte la ñuy jël jëfandikoo ko soppi ko def ko kon courant ngi rek mu mën a kon jolli ci réew mi rawatina nag ñoom nee nañ seen bëgg-bëgg mooy fexe ba kaw ga mën a jot ci courant ci anam gu mucc ay pa Ibrahima Ndiaye ci àndal ci njeextalu xabaar yi bu ci àndee looloo gën a fël ci xabaar yi nees kiis bu jàlla àndee ñu ci faram fàccee ñu sant leen bu baax mbokk yi gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV xabaaru marax yi door ko procès bi nga xam ne ubbi nañ ko fële ca diwaanu Mbàkke ñeel ñi nga xam ne ko danañ tegoon loxo jëm ci wàllu kay ci juddu ñoom nag di ko tey kon procureur bi dafa leen daan lu toll ci ñaari at yoo xam ne dinañ tëdd juróom benn weeru kase yi waaye nag ñoom ñi nga xam ne ko la ñuy tudd ci mbir mi maanaam groupe Mor Sow bi ñoom nag atte bi dañ ko dàq ndax kon danañu xam fan la wax ne di mujj gëdam fukki fan ak ñett ci weeru janvier at wi ñu nekk ci la kon procureur di wax dëgg leen daan lay la seen kaw ginnaaw at bi joxe ni ki tey jii man ko junj ci ndorteelu xabaar yi maître Abdoulaye Babou dafa mer ndax nag nee na dàq lu def ci projet de loi bi nga xam ne kon moom mooy méngale borom ñaari tur yi ak ku faat bakkan ci Sénégal nee na kon assemblée nationale bureau bi dafa jéggi ay matukaayam jàppale tax moom lii di séparation des pouvoirs kon jëfewu ko ndax jàpp ne kon projet de loi bi ñu jël jégmal ñu jox leen teg ko seen gët moo gën a leer nañ li nga xam ne kon moom mooy projet de loi mooy loi bi ñeel wàllu borom ñaari tur yi ko xeex ci pencum ndaw réew ma rawatina kon ci Sénégal war nga këpp tënk ci code pénal bi moom nag loolee la daal di xamle maître Abdoulaye Babou nekkoon fi président commission des lois ni ki tey la indi yooyu kàddu ñu teewlu ko ci jokko Pape Alioune Sarr. Assemblée nationale amul droit di bind ci communiqué ni position président de la République sax lii la déedéet séparation des pouvoirs yëpp législative ngay doxee président de la République exécutif la est-ce que xam ngeen ni président de la République amul droit sax moom président Macky Sall amul droit dugg assemblée nationale est-ce que mos ngeen ko dégg am fenn fu ñu bind dañuy condamné borom ñaari tur yi amul ci defi tumal suñ ko bindee est-ce que du yomb est-ce que suñu bindee ci sunu loi mbirum ñaari tur yi coow li waru woon jóg bi fi Obama jóg ñëwee nii nañu dëggal mbiru borom ñaari tur yi mais le président Macky Sall wax dani du ma ko def tant que moo fi nekk du ma ko def waaw léegi nag wax ji teew na lu tax léegi mu nekk ci njiitu réew mi xam ni Sénégal yi lépp la ñu bëgg te mu lànk ni du ko def te dañ koy laaj yomb na nga bind ci loi yi borom turu ñaari tur yi jeex na kenn bindu ko fenn. Njaw di wéy dafa xam min ca poste xam nga ne nag foofu lu toll ci lu ëpp benn milliard suñu koppar moo fa naax saay syndicat bi ëmb liggéeykatu poste yi tey ñeneen taskatu xabaar lu ñu xëyee ñoom nag ay tuuma yu bëri la ñu jël la ko seen ndoddal njiit la ndax jàpp nañu ne moom bëggut indi leer rek ci koppar yooyu ndax saay ci poste ba tamit yot nañ ko yàq lu mel ni xeme ginnaaw seen jënoon taskatu xabaar yi tey jii ci teewaayu Moussa Fall ak Mame Seynabou Babou. poste nekk ci ay jafe-jafe ba tey directeur général bi la ñu duut baaraamu tuuma syndicat national du travailleur yu poste ak télécommunication wane nañ ni mere nañ loolu Abdoulaye Bibi Baldé. waaye nag ñu xam ni itam au-delà de sàcc bi nga xam ni moo am ci biir kër gi am na loo xam ni itam mi ngi xew ci biir kër gi te loolu moo tax dañ koy décrier tey ndax xam ngeen le 14 décembre 2021 dafa amoon conseil d'administration
bi ñu defee réunion poste finance ba pare suñu secrétaire général nga lu mu gënee juste ci bunt bi la am ñu ko agressé te ku nekk xam na ni itam ci biir kër ci biir liggéeykaay bu fekkante ni am na yenn xeetu xeex bu fay am ñoom dañu war a jël seen ay dispositions waaye gis nañu de manière administrative jëluñu seen ay dispositions ci loolu. ñu teg ci ndoddam ay tuuma yu bëri kàddu yi nag neexul woon syndicat bi nag moo ngi xamle ni fi mu toll nii dafa bëgg a utiliser violence ngir noppi loo leen. donc fi mu ne nii tey ñun xam na ni kër gi sàcc nañ ko détourné nañ ko te toll nañu itam ci foo xam ni moom mën na wax ni sax que bokk na ci bandi yi nga xam ni ñoo nekk ci bandi financier yi nekk ci poste bi loolu moo tax ñu xalaat ni nag tey crédibilité bi nga xam ni poste sax war na ko am tey maa ngi koy commencé di ñàkk ndaxte yore suñu ko ba pare ñu wax ay waxu détournement ndaxte alal bi nga xam ni moom la ñu jël alalu doomu aadama la alalu Sénégal yépp la ñu jël ko def ko la ko sadul noonu càcc gi bari na fa te ëpp na. bu ñu sukkandikoo ci travailleur yu poste yi li directeur général bi di def day wane ne rek dafa bëgg ñu dëgg seen tànk ci coowal milliards yi nga xamante ne dañ ko faa luubal membre bu mouvement FRAPP bu Y'en a marre ak bu CUSEMS ñoom nag teewoon nañ ngir jàppale leen. Mame Seynabou Babou jërëjëf campagne électorale bi danañ ko ubbi juróom-ñetti fan ci weeru janvier at wi ñu nekk ñu jàpp kon élection yi ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru janvier gii waaye xam ngeen lu toll nag ci fukk ak ñaari millions ci xob yoo xam ne kon mënees na cee wote la ñuy daal di defar fii ci Sénégal rawatina kon ci bërëb bee di imprimerie Tandian jot nañ fa dem nemeeku leen ñoom nañuy liggéey ak tamit wàccaay yi nga xam ne moo amee ci liste yi nañ koy defaree ñoom nag nee nañ lépp lu di matuwaay jël nañ ko te nag liggéey bi dina noppi laataa kon ñu yegg ci bésub élection yi ñu ànd ci leeral ak Khady Gendat Diouf. ay jumtuwaay yu xale yu méngoo ak jamono ay junniy bulletin de vote ngay njëkk a jot ñu ber leen lim bu nekk ak gox ba mu war a jëm fukki million ak ñaar lii di limu commande bulletin de vote yu ñu war a defar bala lii di élection locale yi kii di njiitu imprimerie Tandian xamal nañu ni seen liggéey dina pare balaa càppaandaw ga. ñetti coalition yi ma yore cela fait un total de 12 millions de bulletins yooyu nag ñaar yi pare nañu benn bi daal moo ñu desee as tuut moom ngeen di seen ñu koy teg ci machine bi yaakaar naa tey dañ ci pare. ay bulletins de vote yu ñu war a livrer fépp ci Sénégal góor gi di ñu xamal ni liggéey bi di demee. te li changé ren moom mooy bulletins yi bu njëkk ba dañ ko daan imprimer d'un seul coup yónnee ko d'un seul coup ku njëkk a pare rek affaire bi asal ku njëkk a pare rek yóbbu ministère de l'Intérieur école de police nga bàyyi ko foofu mais léegi ñoom dañoo changé système c'est-à-dire que dañu jël système bu nga xamee ne dañ lay jox ordre ni ngay tirer bulletins yi ak ni nga koy livrer ak ñuy jël dëkk yi gën a sori ay Kédougou Tamba Kolda Ziguinchor Sédhiou yooyu ngay jëkk imprimer après nga indi ko livrer ko. imprimer li bulletin de vote yi lii lee nekk ci loxoy ministère de l'intérieur donte sax ci loxoy ministère la nekk teewul am na ay critères yu muy laaj. bulletin de vote yi ngeen gis ni ministère de l'intérieur mooy maître d'œuvre ministère de l'intérieur moo ko moom moo koy commandé ak ku ko neex moom moo koy fay aussi donc te critère bi nga xamee ne moom la ministère de l'intérieur yi tëral pour mën a liggéey ak imprimerie mooy imprimeur d'abord mu am expérience xam bulletin lan la mu am aussi moyen technique mooy équipement moom aussi moyen finance. fukk ak ñeent fan des ci lii di élection locale yi liggéeykat yi di yëngu ci wàllum imprimerie bulletin de vote yi di dalal xel yi tey xam la rek ni lépp dina noppi balaa bésu élection yi lii lépp rek ngir lépp daal di jaar yoon. Khady Gendat Diouf jërëjëf. Comité permanent de l'organisation de coopération islamique pour l'information et les affaires culturelles du COMIAC ñoom nag tàmbali nañu ko seen yëngu-yëngu seen bëgg-bëgg di xeme tef gi mooy fexe ba ñu fësal lii organisation coopération internationale di OCI ginnaaw ndaje bi ñu amal nag nee nañu kon lépp lu seen yëngu-yëngu kon tàmbali nañu ko jàpp tamit li nga xam ne daal mooy seen xemem tef mooy fexe lépp loo xam ne ay suuf la te nag nañ ko war a jëbal waa Palestine te anam yu mucc ayib ngir jàmm sax dàkk ci Proche-Orient Mamadou Dieng la ci àndal ci leeral ak seen mbay reportage. Des pays
COMIAC ab bànqaas la ci OCI di organisation de coopération islamique kuréel gi mooy fexe fësal aussi mbootaay bi ñu sanc ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre atum 1969 organisation coopération islamique boot juróom fukki réew ak juróom ñaara li leen boole di diiney l'islam. gis ngeen ni islam dañ koy secouer partout ay phénomènes nouveaux du 20e siècle ñooy ñëw ñu tudde leen terrorisme islamophobie l'intolérance entre les peuples te phénomènes yooyu ñu ngi jëlee seen origine ci benn campagne boo xam ne bu mag la ñu koy def contre islam et les musulmans loolu nag ñu ne ñun doy na dañ ko war a arrêté moo tax ñuy organiser conférence yu mel nii. ndaje mi di ab conférence ñi fi doon exposé défi yi taxaw ci kanamu OCI fi jamono toll. bokk na ci nekk benn ñu xam ne ci wàllu diine lii la diine wax ci jàmm lii la diine wax ci naka nga mën a gisanteeg sa morom naka nga mën a jàppanteeg sa morom bokkalul diine lii la diine wax ci noo war a respecté ki nga bokkalul waaso et cetera ñu bokk ko loolu dina wàññi jafe-jafe yi ci déggoo gi am si suñuy diggante. organisation bi juddu gannaaw lakk ga amoon ca jàkka Al Aqsa loolu ci atum 1969 li la waral ñi ci bokk ne mënuñu fàtte benn yoon réew mi di Palestine. conférencier bi gëm ne sax ngir jàmm mën a dellu si ca Proche-Orient teg ci sax fa dakk faaw ñu delloo arab yi seeni suuf. waaw ndaxte xam nga Palestine dafa nekk benn barab boo xamante ni dëgg la dogetu suuf la boo xam ne ma nga fële ca penku wante dogetu suuf la boo xamante ni dafa day tuuru ci xolu nit ñëpp ndaxte fa la masjidul aqsa nekk mënuñoo am jàmm fekk suuf soosu delloowuñ ko ña nga xam ne ñoom ñoo ko moom. yeneen ci défi yu jëm ci wàllum kaaraange ñu fexe xeex li nga xam ne moo di ndóol la conférence bi dana tax ba étudiants yi gën a xam OCI naka noonu mën a ànd ak ñoom ci xeex bi. na la ñuy def ba mbay mi doon lu mucc ay ba nga xam ne la ñuy bay ca ñaay wi dañ ko mën a jëfandikoo te doom benn gàllankoor ak benn tooke loolu waxtaan wu yaatu lañ ci sumb ginnaaw ay lëkkaloo yoo xam ne am na ci ñi fay yëngu ñi nga xam ne ñu ngi xeex lépp lu jëm ci wàllu woowulee ñoom nag nee nañu daal la ñu bëgg daal mooy jumtukaay yi bay fi ci réew mi itam ñu mën ko daal di yóbbu ci bitim réew te anam gu mucc ay te du am benn jafe-jafe Papa Sam Gueye moom la ñuy teewli kàddoom ci micro Babacar Seck. ku bëgg a exporter wala ku bëgg a jéggaani ay produits ay gàncax il faut nga respecter qualité mooy def sellaayu gàncax yooyu ba tax na ñun Sénégal xam nañ ne mbéyum dër fruits ak légumes moom Sénégal gàcce ngaalama li mu ciy exporté bëri na lool parce que na 170 voire 75 000 tonnes de fruits et légumes loolu kat suñ ko aarul xam nga bés bu ñu demee di ko exporter parce que waa bitim réew dañ koy jéggaani si fii di ko ut si lu mel ni mango bi lu mel ni melon lu mel ni tomate cerise ak ñeneen yu yëpp waa bitim réew dañu ñëw di ko ut ñun suñ béykat yi exportateurs yi di ko yóbbu ci bitim réew kon kat loolu suñ ko sécuriser wul ëllëg mun nañ ko bëgg a gëne ñu ne ñu du dem parce que sellul parce que am na tooke bu ci nekk parce que loolu yëpp nag pour ñu aar ko moo tax li ñu signé ak paysans vraiment lu am solo la dina tax ñu aar gàncax gi ñu aar alam bi ñu aar environnement bi ba tax ne li ñuy jël di ko yóbbu bitim réew seetlaay bi ci wax ñu am. maa la koy junj ci ndorteelu xabaar yi xortu gerte la borom xam-xam yi nekk tamit ñoo xam ne ay gëstukat la ñu ci daara ju kaw ji fii ci Ndakaaru Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jël soppi ko def ko courant ngir rek di ko jëfandikoo bëgg-bëgg ne mooy fexe ba ñu nekk ci kaw ga yëpp mën a jotee ci courant anam bu mucc ayib Pape Ibrahima Ndiaye demoon na fa seeti la ñu teewlu reportage am ak Moussa Fall. ci marché yi nekk ci Sénégal nekk na lu ñu taamu. ñi nga xam ne ñoo koy jaay wala ñoo ko jëndaat dëggal nañu lu ñu mel boo fi yegsee nag léegi mën nga ko fekk ci suuf wala sax ci biir mbuus yi. li nag doon xar kanam goo xam ne nëbb na lu bari ndax feneen boo fa demee dafa mel ni gerte or la
lu koy firndee sax moo ci ginnaaw bunt bii ngeen di seen xottu gerte dañ koy transformé di ci def ay expérience yu am solo. ay ndongo wër ko professeur Balla Diop Ngom moom ngi amal ay travaux daanaka lépp at ngir fexe daal naka lañ mën a soppi nga xam ne mooy xottu gerte def ko pile. alors dañu bu ñu jëlee gerte bi bu ñu ko dëbbee ba mu mokk ñu def ko poudre comme ça dañ koy sotti ji bi ndox bàyyi ko muy yëpp ñu yëbee nag dañ koy filtrer bu ñu ko filtrer nag dañuy jël ataay jooju la ñuy décorer suñu borne plus ndax batterie boo ko jëlee day am borne moins ak borne plus lii olof ñaay di wax poche bu plus beeg moins bi léegi résidu bu ci bu filtré ba pare résidu bu dëgër bi des dañ koy transformer ak beneen type de matériau bu ñuy wax charbon actif bu jox ñu borne négatif ñaar la ñuy dajale pour am batterie bi ñu fabriqué ci xottu gerte entièrement xottu gerte lañ ko fabriqué. expérience xottu gerte mañ lu bari moo tax nag ñu daal di ibbi yeneen buntu. bisaab ndaamaras wala sax meññeef yi nga xam ne moo tukkee ci ceeb ñu mën koo boole ci seen liggéey li nag doon mbégte ci ndaw yu fi nekk. bu la xool tamit ñun ñu koy utiliser du yàq du def dégagement de CO2 nga xam ne day yàq pour dosage bi kon boo tamit day baaxaale ci environnement bi waaw loolu gis naa ne lu am solo la fii yëpp ñu jàng ak tamit environnement bi. waaw kontaan la ci am ndax li ñuy liggéey amal na njariñ Sénégal amal na njariñ àdduna te gis nañu ne comme fii réew mi toll actuellement dañu gis ne changement climatique bi li muy apporter ci nit ñi dafa rëy li muy def ci environnement bi dafa rëy et comme li ñuy utiliser mooy comme xottu gerte yi kenn soxlawu ko bu ñu ko jëlee exploité ko mën nañ si produire de l'énergie boo xam ne ñëpp mën nañ ko utiliser. te ñun nag li bi ñu ñëwee dañ ne loolu lépp dañ koy teg ko fële jën yi nga xamante ne ci jëmmam ci wàllum meññeefu mbay mi la jóge mais dañ koy sànni loolu boo ko defee dañu nettoyer suñu environnement en même temps produit bi ñuy utiliser à la fin day nekk produit boo xam ne ku nekk mën na ko jënd ndax dafa yomb ndax jumtuwaay yi ñu koy def mooy apportu gerte rek ay bisaab ak yooyu doon daanaka ci mbay mi rek lay jóge lu yomb lay doon. ñi nga xam ne ñoo ŋànk laboratoire bi am yaakaar ne lu jëm ci wàllum koppar dina gën a yokk ngir daal ñu woyal liggéey nga xam ne fexe ba ñëpp am courant te mu mucc ayib dëppook aalam bi ci dëkk taax yi lii nag doon tontu boo xam ne indi nañ ko ci Sénégal lu mu war a exploiter mooy pétrole wala gaz ci atum 2023 balaa ñuy yegg ci seen objectif fii nag ñu war di téye lépp li nga xam ne mooy secret bu jëm ci pile yu ñu fi créé. ingrédients yi nag moom bañ dañ ko sama poos rek bañ koo génn ba ci kanam. di ko gërëm bu baax Pape Ibrahima Ndiaye gërëm leen mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolu moo la flaatu xabar marax yi gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje 19h45 xabaar ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba léegi seen émission Total Local ak Cheikh Hassana Fall jërë ngeen jëf ñu fanaan ci jàmm.